asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni samedi bu jot 10h jàpp 11h ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey jii ñu daal di fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy naufrage bu bateau Joola ni gi ni tey jii 26 septembre 2020 ci la am 18 ans parce que 26 septembre 2002 ci la bateau Joola daal di suuxoon nit yu bare bari daal di ci ñàkk seen bakkan tey jii nag 18 ans après le naufrage ñu fas yéene ko waxtaane dossier bi fu mu toll victime yeeg famille wu victime yi ba léegi am na laaj yoo xamante ni ñu ngi koy laaj ci nguur gi amuñ ko lépp ñu daal di koy fas yéene waxtaane ak Samsidine Aidara nekk membre bu comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola amul jot nag parce que tey ci boppam ci la ñuy amal seeni activité à 11h wala 12h donc kon ñu ngi koy remercier ci teew bi nga xamante ni ñëw na ko malgré tout ngir rek wax ak ñun ci naufrage bateau Joola Samsidine Aidara ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa Rewmi FM di nuyu mbooloom auditeur yoo xam ne ñoo ngi ñuy déglu tey jii di leen remercier ci invitation bi ndax waxtaan yu mel nii doon na loo xam ne lu am solo la te war nañ ko di amal nit ñi mën a xam lan moo xewoon lan mooy xew toujours ci mbirum la Joola. voilà suñu waxee naufrage bateau Joola yow Samsidine Aidara lan la lay fàttali exactement. suñuy wax naufrage bi sama xel day dellu ci bés boobu di 27 septembre 2002 nga xam ne ndaw laa woon xale laa woon am 7 ans nekk Ziguinchor samay ñeent mag dem ci bateau bi man ma doon jooy veille bi ne damay ànd ak ñoom bàyyi moo ñu dem ma xëy ñu ne ma say mag dem nañ bateau bi suux na man boobu gëw ma ko woon parce que damaa jàppoon ne rek mag yi daal dañuy wax rek dañoo gaaw a ñàkk yaakaar wante man ci sama xelu xale instant boobu du jooyu ma aw ma ci woon naqar aw ma ci woon dara espoir laa amoon ma dem port toog fa comme si damay xaar samay mag dem toog jaakaarloo géej bi di fa laa yendu ba ngoon si mais tey jii su ma koy xalaataat ndéegi mag laa may ci xalaat ci bés boobu damay am naqar day doon bés boo xam ne diis na lool ci man day doon bés boo xam ne su ma koy xalaataat damay am frustration parce que 18 ans après gis nañ ne lu bari loo xam ne waroon nañ ko def daanaka sax lépp lu ñu waroon def defuñ ko ci te dafay mel ni samay mbokk ak du man kese ak ñëpp ñoo xam ne jox nañ ci ñàkk seeni mbokk day mel ni bakkan yooyu yëpp dañ dem rek ñëpp fàtte ko. donc yow nee nga bi ñuy dem say mag da nga doon xataraay pour topp leen ba jour boobu àndoo ci nga ñàkk ci ñeenti mag naka la demee exactement ay góor lañu ay jigéen lañu dañu doon jàngi ci naka la demee. ñoom ñëpp ay ndaw lañ woon. ñett ñu góor ak kenn ku jigéen. dañoo àndoon ñun ñëpp dem vacances Ziguinchor naroon ñibbisi famille bi yëpp naroon booloo jël bateau bi sama maam bu jigéen moo ne famille du jël benn yoon kese suy ñibbi ñu xaaj ko duñu ànd di voyage donc ñu xaaj ko buñ ko xaajee man sama maam sama yaay ak sama tante ñu ne dañuy jël yoon bi ñoom ñeent ñu dem jël bateau bi noonu lañ ko xaajee ñoom ñëpp ñi ngi doon jàng université wala lycée wala. lycée lañ nekkoon je pense donc ils étaient assez jeunes. am na ci ku nekkoon collège. ñeneen ñetti ñi ngi woon lycée. donc boobu ñoom ay jigéen lañu wala ay góor lañu. ñett yu góor ak kenn ku jigéen donc y avait Papi Aliou Bachir ak Fatou donc ñoom ñeent ñoo des ci bateau bi mu doon bés boo xam ne bés bu diis la ci famille bi yëpp ba tey jile 18 ans après
mënuñu leen fàtte ñi ngi leen di ñaanal mbir boobu métti nañu trop te ñi ngi bëgg sénégalais yi delloo seen xel xalaataat la Joola xalaataat lu waral la Joola te ñu commencé jëfee jëf yoo xam ne dina tax ba lu mel ni la Joola bu mu mën a amati si dëkk bu chaque nekk 26 septembre lan ngay sentir Samsidine Aidara parce que ku ñàkk ñeenti mag si bato la Joola loolu déjà ñàkk kenn rek c'est dafa métti waxuma la nga ñàkk sa ñeenti mag chaque 26 septembre lan ngay sentir. at 26 septembre su jotee day doon loo xam ne day diis ci xol. parce que su weesoo sax naufrage bateau bi lépp loo xam ne après naufrage bi ba tey ñi ngi continuer di ko gis. dafay yokk naqar. donc day doon naqar boo xam ne ati at. day yokk. parce que day mel ni ñooñu seen bakken njëriñu woon dara seen bakken amuloon valeur ñun ñoo leen ñàkk wante day mel ni réew bu ñu nekk nii loolu amul leen benn importance amul dara loo xam ne mën nañ si delloowaat seen xel ne ah lii de def nañ ko jànguñu dara si Joola te ba tey jii ñooñu yoon àttewul samay mag dem nañ ñeneen ñàkk nañ ci seeni doom ñeneen ñàkk nañ ci seeni waajur wante boobu ba tey ñu ne 1918 nit gaañu nañ ci bateau boobu wante yoon attewu ko donc damay am tamit gàcce ci sama biir yaram dama koy yëg gàcce parce que sénégalais laa wante parfois damay rus dëkk bu ma nekk nii parce que su ma gisee yenn yi comme kaawu Joola bi damay rus xam ne ñun suñu dëkk bii nii su dee mënuñu rendre justice pour 1918 personnes c'est que dëkk bi am na yu bëri yoo xam ne jaarul yoon. mais tamit gis nañu dossier bi dañu ko classé sans suite fële ca France tamit parce que bi ngeen ñëwee fii Sénégal amu leen ci dara peut-être dossier bi yóbbu woon nañ ko am yaakaar ci justice française mais gis nañu ñoom tamit joxuñ ci benn suite bu favorable. xam nga justice française mu àttee mbirum la Joola dafa nekk loo xam ne daa compliqué. ndaxte ñoom non-lieu bu ñu wax noonu à la base. ñoom dañoo identifier woon ay responsables yoo xam ne ñu ne war nañ leen déglu. pour xam lan moo xew ci bateau bi mais ci responsable yooyu daa am ñoo xam ne nguuru Sénégal moo leen protéger ba mënuñ leen déglu. donc ndëgam mënuñu déglu ñoo xam ne ñoom ñoo jiite woon mbir mi mënuñ ko àtte parce que mënuñ ci am lu leen leer. donc dafa am ay accords yoo xam ne mi ngi dox entre ñaari dëkk yi muy France ak Sénégal. bu tax ne am na yenn personnalité sénégalaise yoo xam ne France justice française amul droit juger leen. donc si loolu la ñu basé wu moonte jeexagul ba tey. parce que tey jii waa France am na non-lieu. mais dañuy dem cour européenne. donc dinañ ko topp ba fu mu yem. wante loolu teewul ñuy continuer di laajte Sénégal. mu am réouverture ci dossier bi ñu mën a seetaat dossier bi def justice topp ko def ci lu ci war. tey jii nga am nga bokk ci comité d'initiative pour l'élection du mémorial musée le Joola comité boobu exactement lan moo ko tax a jóg. comité boobu buñ koy créer lu ko taxoon jóg mooy lan jël porter doléance su famille de victimes yi yëpp jël lépp loo xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ne lii moo war a am te point yooyu muy question wu renflouement bateau bi di question wu justice bi di question wu mémorial musée bi prise en charge ndaw yooyu ñàkkoon seen waajur ak def 26 septembre mu doon journée nationale du souvenir donc ci 5 points yooyu la ñëpp d'accord ñu rassembler les associations sénégalaises et françaises de victimes différentes associations yi ñu ñëw rassembler wu nag doon benn booloo ci comité bi avec la famille Aidara et les orphelins aussi maintenant. yow léegi lan moo la dugal ci xeex parce que gis nañu depuis quelque temps Samsidine yaa ngi ci média yi di kaas tout pour jëm ci li nga xamante ni mooy naufrage bateau le Joola lan moo tax nga fës ci xeex bi exactement. damaa ñàkk sama deret mu doon loo xam ne diis na ci man ma gis ne Sénégal daa mel ni dañ fàtte mbir mi ma gis ne lépp loo xam ne nekkoon na ay dige yoo xam ne waxoon nañ ko ba tey jëfewuñu ko te tey jii ñun suñu pap yi ñooñu doon xeexal ñoo fi nekkoon di wax wante soo demee ba ndaw yooyu nga xam ne xamuñu woon dara bu bateau bi di suux doon ay mag mën a taxaw waxal seen bopp
ñooñu mën nañ taxaw suñu papi noppalu tuuti. ñun ñu jël relève bi mën si wax ndax suñu combat la tamit donc dañ si def suñu wareef te tey ji jàpp naa ne gàcce la Sénégal ñuy xaar ba ñoo xam ne am na si ñoo xam ne si comité bi bu bateau bi di suux 2 ans lañ amoon. tey jii ñi ngi taxaw di mën a wax di wax mbirum la Joola lépp loo xam ne defuñu ko woon te digg nañ ko te loolu gàcce bu mag la si kilifa wu réew. yow mais léegi Samsidine lan la leen gouvernement bi dig te defu ko surtout ci côté indemnisation bi dañuy gis tout le temps ngeen ciy wax lan la état bi waxoon ci côté boobu te defu ko. non ñun sax parce que quand même joxe ñun nañ waxuñu waxu indemnisation mais suñu waxee sax waxu indemnisation indemnisation yi maa ngi lay fàttali ne du ñëpp ñoo ko jël. Indemnisation yi ñu ko bëgg a jël nañ ko te ils en ont le droit. am na ñeneen ñoo xam ne tamit nee nañ jëluñu indemnisation parce que du loolu moo leen tax a jóg. ñan lañ waroon indemniser comme ça nga leeral ñu ko ñu xam parce que ba léegi problème mu indemnisation yi ça pose problème alors que am na ñu jox xaalis. non indemnisation yi ça pose pas de problème. lan mooy poser problème mooy la prise en charge des orphelins. C'est différent de indemnisation. Indemnisation yi dañ ko joxoon les familles qui le désirent. pour famille victime yi ñu bëgg ñëpp jox nañ leen. ah en tout cas daal loolu la ñu wax man xaw ma si dara. yow jigéen man ñun suñu kër jëluñu. man sama pap musul jël indemnisation ndax jàpp na ne moom du loolu moo ko tax a jóg. indemnisation soxlawu ko lu mu soxla mooy lan mooy ñu yóbbu affaire bi yoon. ñu justice parce que loolu dafa doon loo xam ne dafa am solo ci réew mi donc ñun waxuñu waxu indemnisation. donc am na famille yoo xam ne bi ñu ñëwee comme yéen seen famille malgré que perdre ngeen 4 frères ak sœurs da ngeen a refuser indemnisation yi am na ñeneen ñu ko jël. donc ça ne pose pas problème. ça pose pas problème loolu ku nekk avec ta position la rek. donc ku nekk chacun a le droit d'avoir sa position ci mbirum indemnisation boobu. ñun points yu ñu rassemblé daal mooy 5 points yu ma wax sànq. te si loolu lañ d'accord ñun ñëpp si loolu la ñuy xeex. léegi prise en charge orphelin yi parce que yaa ngi koy wax sànq. prise en charge orphelin yi problème. doon na injustice bu mag. ndax bu ñu doon wax waxu prise en charge orphelin bu ñu doon wax waxu pupille de la nation dañu waxoon loi bi day jël effet à partir de 1er janvier 2002. Malheureusement bu ñu koy commencé appliquer 10 ans après. yow nit ñàkk ay waajuram déjà nga xaar 10 ans pour ne da nga koy commencer jël en charge yamu si su doon sax dañu ne léegi 10 ans yu weesu nañ leen ko fay parce que loolu la ñu wax wante déedéet ñu ne 10 ans yu weesu duñ leen ko fay yamul si loolu ñu ne ñëpp ñoo xam ne jot nañ si am 18 ans si 10 ans yooyu maanaam duñ leen jël en charge donc si 1900 orphelins yu ñu waxoon ñu lu néew lañ si jël ñaata lañ ci jël en charge si orphelins yi. Chiffre exact bi peut-être que réer na ma parce que liste de départ bi. Après am na quelques rajouts. yoo xam ne def nañ ko si bon di liste bi c'était 600 et quelques je pense mais après dem na ba un peu plus de 700 sur les 1900 recensés. mais tey jii ñoom ñëpp a ñàkk seen waajur ñoom ñëpp a soxla ndimbal te su weesoo. loolu tamit nga xaar ba 10 ans après nga doog a commencer. ne da nga leen di jàppale ba ban âge. déjà ba 18 ans déjà. boo amee 18 ans ñu arrêté. waaw léegi am na ay mesures yu ñu waxoon ne koo xam ne am na plus de 18 ans su amee yenn problème yi mën na dem office poser leen ay problème am ñu xool nuñ ko si mën a jàppale. wante ñun dañ jàpp ne prise en charge boobu warul yem si 18 ans déjà. te prise en charge boobu war nañ si boole tous les orphelins sans exception bu paree jël en compte rétroactivité boobu ñu waxoon. donc prise en charge orphelins yi soxal na leen justice soxal na leen ak yan ponk tey jii ngeen bëgg autorités yi vraiment taxaw ci naufrage bateau le Joola. am na mbiru renflouement bi génneewaat bateau bi si ndox bi. mais nee nañ loolu li ngeen di demande pratiquement c'est impossible. non c'est pas impossible. c'est pas impossible renflouer bateau bi. ce n'est ni une question de moyens ni une question technique. question wu bëgg-bëgg rek la ci nguur bi bés bu waxee ne dinañ génnee bateau bi dinañ génnee bateau bi. mais lan moo tax ngeen bëgg ñu génne bateau bi. mais loolu déjà y a plusieurs raisons man gëw ma ne fii am na kenn koo xam ne maa ngi koy répéter tout le temps. gëw ma ne am na kenn ci dëkk bi koo xam ne dina ñàkk ay mbokkam ne dee nañ jeex na fu ñu nekk ñu baleen fa. xamuñu loolu dañuy jël suñuy mbokk ñu suul leen ñu def suñu deuil correctement. delloo leen jukkal di mën a dem ci cimetière yi di leen fa ziyaare wante tamit bokk na ci
mbirum seet bateau bi tey jii su accident amee si yoon bi dañuy def constat. ñu xool lu ko waral. bateau bi am na rapport yu bëri yu génn. wante gëm naa ne tamit suñu génne woon bateau bi. dinañ mën a gën a seet bateau bi xool qu'est-ce qu'il en est réellement xool tamit toutes les causes de ce drame là mais tamit loolu dinañu permettre aussi après cet examen ñu mën a dem yoon parce que soo xamee toutes les raisons mën nga dem yoon avec un peu plus d'éléments. mais est-ce que 18 ans après nekkul lu impossible vraiment. pour génne bateau bi ak tamit éléments yi ngeen soxla yëpp. du ma expert en la matière mais jàpp naa ne vu les progrès techniques actuellement jamono bu ñu toll ci monde bi. génnee bateau ci ndox loolu ce n'est pas quelque chose d'impossible. bateau bi soo xamee fu mu nekk. te xam nañ fu mu nekk di nga ko mën a dem da ngay xool juste les moyens techniques. nan la ñuy def pour génne ko mais ce n'est pas ndax c'est possible ou pas parce que c'est possible te suñu fàttalikoo 2002 novembre 2002 monsieur Macky Sall tey jii jiitu réew mi bu mu doon assurer intérim ministère des transports moom ci boppam daa waxoon mbirum renflouement bi mu ne bateau bi dinañ ko génnee ba mu joxe délai ne fileex 45 jours wala 2 mois. dinañ génnee bateau bi te dina leen coûter 200 millions de francs CFA moom moo ko waxoon. wante ba tey jii 18 ans après day mel ni 2 mois yooyu ñoom ñoo excès. mais Samsidine naka nga gisee le fait que les Sénégalais tiré wuñ dara ci naufrage yu bateau la Joola parce que bi naufrage bi amee gis nga ni peut-être lu ñu njëkk a wax ni moo andi naufrage bi mooy problème surcharge maanaam bateau bi ni mu feesee woon defoon naa ci émission ak yeneen i rescapé ñoo xam ñu ngi woon ci biir bateau bi yàlla def seen bakkan desu si def naa ak ñoom émission ñuy nettali bateau bi fees bi mu feesoon jour boobu tellement vraiment da nga naan lii sax mënu nekk est-ce que bateau bi dina dem donc ñu wax ni problème surcharge bi déjà kon tax na bateau bi suux peut-être ay problème technique loolu kii na mais ñu gis ni bi mbir mi amee déjà dañ na dëkk bi même oto yi nii dañuy très surcharge yi ainsi de suite au début mais quelque temps après gis nga ni léegi sax surcharge dafa dem ba bokk suñu dund jàpp nañu sax c'est tout à fait normal oto sol ba fees ainsi de suite naka nga gis lu bari ci naufrage yu bateau la Joola te mu nekk catastrophe maritime bu gën a mag bi pratiquement. loolu man à mon avis question wu mentalité la. ndax tey jii ñi ngi société boo xam ne ngeen baal ma valeur wu dundu nit dañuy wax ne bakken nit amul prix. wante loolu dunduñu ko. soo bëggee dégg-dëgg fii nii xaalis jaral nañu lu ne. tey jii ku nekk balaa ngay seet sa bakken da ngay xool. looy ñàkk ci koppar. loo xam ne jàpp nga ne lii su ma ko defee damay tardé de xaar ma dugg ci oto bi mu surchargé ma dem. parce que damaa yàkkamti alors que soo teeloon jóg di nga egg te doo dugg ci surcharge. mais dafa doon ay comportement yoo xam ne on ne met pas en avant suñu bakken dañuy topp leneen luy xaalis walla ci leneen mais duñu topp mbirum bakken bi te c'est plus grave. Yuba Sambu bu nekkoon ministre des forces armées. à l'époque 10 ans après en 2012 am na interview bu mu defoon fàtte naa ci ban média la ko defoon. mais damaa tiit parce que moom nee na. mbirum surcharge bokkul ci cause bateau bi ndax bateau bi tàmm na. di jël lu ëpp loolu. donc dafa doon loo xam ne dafa dem ba nekk lu normal ci ñun. kenn du ci wax dara dafa bokk ci ñun te loolu jàpp naa ne c'est très grave un ancien ministre des forces armées. nga xam ne armée boo xam ne ñoom ñoo ñu war a protéger tey jii ku ci surcharge génn policier bi arrêté la walla gendarme bi. léegi ñoom ci seen corps yi tamit. ñoo war a reste suñu sécurité marine bi di def surcharge à ce point là c'est que c'est très grave te ñun ñi sénégalais jànguñu ci Joola bi. parce que tamit peut-être que dañoo jëlul temps xalaat bu baax cause yi peut-être que tey jii su doon ci école yi. ñi ngi wax nit ñi nu ñuy waxee ay guerre mondiale wala lu xewoon Chine lu xewoon Japon lu xewoon France ak yooyu suñ toogoon di wax ndaw yi di ko jàngal ndaw yi naufrage bateau la Joola parce que daa bokk suñu histoire tey waruñ ko fàtte devoir de mémoire boobu la ñu am si mboolem naufragé yi te war nañ ko jàngal suñu ndaw yi mais ñun ñii mag ñun ñii suñu bopp war nañ xoolaat suñuy jikko te xoolaat jikko ñun Sénégal dañoo tàmm tout le temps si keneen ki lañ koy xoolaat déedéet bàyyil keneen ki def lu muy def
nga xool yow mii sa jëmu bopp lu la war nga xool lan ngay def loo xam ne du yoon nga bàyyi ko ku nekk su defee loolu rek gëm naa ne comportement yi dina commencer soppeeku mais tamit nguur gi tamit jël ay mesures yoo xam ne dina tax ba nit ñi mën a jaar yoon. 18e anniversaire bateau le Joola tey jii naka ngeen koy fêter yan événement ngeen di amal exactement voilà. Ren ji dafa tombé ak mbas mi donc loo xam ne lañ doon def di woo famille de victimes yi di dem ci cimetière Mbao cimetière Saint-Lazare ci ak place du souvenir ci Dakar ak ci yeneen lieux yi ci Gambie ak Ziguinchor donc ren rassemblement yooyu dañ koy éviter donc à la place dañuy wax sénégalais yépp fu midi jotee tey incha allah ñu def 1 minute de silence et de prière ñu rendre hommage à ces victimes là léegi dina am ñuy déposer ji gerbe bi comme d'habitude ci place yooyu mais duñ fa dajale mbooloo dañuy dem rek déposer gerbe def 1 minute de silence ñaanal suñuy mbokk yooyu desoon ci bateau bi ñu mun a fàttaliku naufrage la Joola fàttaliku ne lépp loo xam ne waxoon nañ ko ci ba tey ñi ngi koy xaar fàttali ko mbooloom sénégalais yi après dinañ dem def tamit yenn publication ci site web lejoola.com pour que famille yi tamit ñu mën a ñu mun ko dund comme nuñ ko tàmm di dundee di rendre ay hommage di mën a gis ne ñi ngi fàttaliku suñu mbokk yi ñi ngi leen di ñaanal et ñi ngi koy fàttali mbooloom sénégalais yi. mais le fait que peut-être comme ni nga ko waxee jotuñ jël koor yi denc leen lan moo tax ngeen ciblé ay cimetières yoo xam ne fa ngeen di dem mel ni fa nañ leen denc alors que ce n'est pas le cas. lu waral loolu. déjà y a des cimetières yoo xam ne. corps yu ñu jotoon retrouver te identifié wu ñu leen. yi ñu jotoon retrouver si. waaw mais jotuñu xam ñan la. donc dañ leen dajale ñu suul leen si yenn cimetières yi donc cimetières yooyu am nañ fa ay mbokk kenn xamul peut-être que yow sa doom wala sama frère mi ngi fa mënuma xam parce que doon na ñoo xam ne ñi ngi fa ñi ngi si am na ñoo xam ne ñi ngi si tomb bi mais xamuñu kan mooy kan. mais ñaata lañ woon corps yi ñu jotoon a récupérer. bon jàppuma nag chiffre bi. jàppuma chiffre bi mais bëriwul daal lu si ëpp si corps yi. jotuñ leen retrouver mais cimetière Saint-Lazare tamit. daa am benn édifice. buñ fa defoon. def fa nom famille yi pour que nit ñi am espace recueillement donc loolu église bi. daf siy jàpp bu baax a baax. dañuy jël initiative yu bari lu jëmale si yooyu te am na ay famille chrétienne yoo xam ne tamit jàpp nañ ne même su dee retrouver wuñu seen corps yi. def nañ fa benn tombe boo xam ne seen ndaw yi. di fa mën ñëw ñaan donc tombe boobu. tomb yooyu ñoom ñu fa def ñi ngi xaar ba tey ñu war a tëdd ci tomb yooyu parce que dañ ko defoon di xaar koor yi suñ ñëwee ñu mën leen fa denc mais ba tey tomb yooyu donc tomb yu vide la koor nekk fa mais dañ fay dem di leen ñaanal donc de manière symbolique donc dañuy dem ci lieu yooyu ak place du souvenir nu tax ñu fay dem parce que bu ñu commencé tàmbali waxu mémorial musée maître Wade moo dige woon mémorial musée joxe place du souvenir balaa ñu koy tabax dañu waxoon ne foofu dañ koy tabax mu doon place boo xam ne fa la ñuy def mémorial musée bi di si mën a fàttaliku le Joola ñu ñëw tabax ko nag changer doxali def ko place du souvenir waaw pour ñan place du souvenir africain xawma daal léegi lu waral lool ban explication lañ leen jox le fait que maître Wade moo ko promettroon ne fii dañ koy def pour ñuy fàttaliku la Joola ngeen jékki-jékki gis ñu transformer ko en quelque chose d'autre. daf leen neex rek. xam nga nit moom soo nekkee ci nguur nga mën a def lu la neex nga xam ne kenn mënalu la dara. yaay jël décision yi yaay xool lu la neex nga def. te tey jii am na dige yu bari yoo xam ne dellu ginnaaw boobu ñu gis ci wàllum place du souvenir gis nañ ko ci yeneen point yi tamit donc ci point yëpp amul dara loo xam ne wax nañ ko fi loo xam ne nguur bi digewu ko renflouement bi dige nañ ko mémorial bi ñoo ko dige justice maître Wade neewoon na accepté woon na pleinement responsabilité totalu état ne woon na ay enquête dinañ def ay enquête te def nañ ay enquête
ay rapport génn nañ ne woon na di yoon dina ko topp ñu mun a identifier responsable yi sanctionné lañ mais dañoo mujjee dellu ginnaaw si loolu orphelins yi tamit comme nu ma la ko waxee rétroactivité bu ñu waxoon jotuñ ko def donc point yooyu yëpp ñoom ñoo wax après ñoom ñoo waxeet tamit ñoom ñoo dellu ginnaaw si seeni kàddu te ñun ba tey ñun delluwuñu ginnaaw si suñuy kàddu ñi ngi toog di xaar ñi ngi koy xeex te duñu arrêté di ko xeex fileex ñu am ndam si combat boobu. léegi tey ministre des forces armées war na célébrer 18e anniversaire ba ca Ziguinchor loo ñu si mën a wax. jàpp nañ ne 26 septembre su jotee. mbooloom Sénégal. war nañ ko mën a célébrer. ñun ku ñëw célébrer ak ñun. dañuy jàpp ne sax ñëwoo pour ñun sa bopp nga ñëwal parce que mbirum la joolaa dafa laal ñëpp. état bi suñ si célébrer baax na suñ si célébrer wul baax na ñun daal dinañ def suñu wareef te képp koo xam ne am na yéene ñaanal ñooñu noonu des ci bato bi alhamdulillah parce que loolu tamit daa bokk ci suñu aada dafa bokk ci suñu cosaan dañ leen war a di fàttaliku wante daal ñun daal képp koo xam ne boole na ci boppam bokk na ci. léegi est-ce que yéen a ngi def ay jéego di bind ay lettres le président et tout pour fàttali ko les promesses sur l'affaire Joola. pour dox ci ay jéego mu dégg leen carrément. mën leen defal li ngeen bëgg parce que 18 ans après dafa xaw a gudd mi ngi bëgg a yàgg. mais yan jéego la ñu mën a def. tey jii ñu fi nekk. ñun gënuñu leen xam lan moo nekk ci Joola gënuñu leen xam yan promesse lañ def ñoom ñoo ñu ko gën a xam. monsieur Macky Sall. assuré na intérim ministère de transport. mais boobu ba tey ñaata fonction la assumé ci dëkk bi ba fonction bu mu nekk nii tey donc fu mu jàll yëpp. amul dara loo xam ne rëcc na ko ci mbirum la Joola boobu donc suñ ci amul évolution manque de volonté la te manque de volonté loolu du fàttali moo koy changer loolu nit ki mooy xalaataat delloo ci xelam ne lii de wareef la ci man ma def ko wante tey jii même moom su ko deful tôt ou tard dina am fii ay njiit ñoo xam ne dinañ xam ne lii wareef la pour Sénégal dinañ xam ne lii gàcce la ci Sénégal ba tey jii ñuy toog di wax mbir yooyu ci la Joola ba tey jii c'est pas réglé loolu gàcce bu mag la ci Sénégal te dina rectifier loolu justice dinañ ko def dinañ génnee bateau bi dinañ rectifier lépp loo xam ne waroon nañ ko def il y a 18 ans te ba tey jii xoole nañ ba defuñu ko. mais am nañu ay victimes wala ay rescapés yoo xamante ne nee nañ même prise en charge psychologique bi nga xamante ni waroon nañ leen ko defal pour soutenir leen parce que bateau bu mel noonu nga rëccee ci c'est quelques rescapés bariwul kenn souteniru leen psychologiquement am na si ñoo xam sax mën nañ ci amee ay problème bopp ainsi de suite côté boobu lan nga ñu si mën a wax tamit Samsidine. man mbirum rescapé yi doon na mbir bu yéema trop man su ma tasee sax ak kenn ci ñoom damay xaw a day métti ci man parce que ñoom ñoo ko dund te lu ñu dund noonu mënuñ la sax wax lépp ci lu ñu dund ndax doon na loo xam ne diis na trop ci ñoom tey jii soutien psychologique boobu je pense que waroon na nekk un soutien fort un soutien psychologique un soutien social boo xam ne dina leen permettre pas ñu fàtte parce que yu mel noonu doo ko dund di ko fàtte mais nga mën a jàllale mbir yi nga mën a delloo ci sa xel nga mën a avancer ci sa dund d'une certaine manière am na ñoo xam ne peut-être que yàlla may na leen kàttanu ñu defal ko seen bopp mais am na ci ñoo xam ne tamit soxla woon nañ ndimbal boo xam ne jotuñu ko te loolu tamit ci responsabilité wu état bi la bokkoon. et doon na loo xam ne métti na trop. ci rescapé yi peut-être benn question wala ñaar ñu daal di lay libérer nga mën a dem ci say activité peut-être ci rescapé yi wala ci famille wu victime yi yow kan moo la ci nettali parce que li nga dund yow tamit métti na trop parce que ku perdre 4 frères et sœurs ci bateau bi loolu c'est très dur mais tamit ban histoire moo la ci gën a marqué par rapport ak rescapé yi ngay côtoyer ci bateau le Joola wala famille wu victime yi ainsi de suite. koo xam ne sax danga naan kii moom a gën a méttile. mbir boobu maa ngi hésité sax ndax war naa ci waxam déet. parce que soo may wax tamit parce que am na koo xam ne maa ngi koy xalaat. wante
histoire nit ki def na ba diis na tellement ci moom que rus naa ko sax wax wante juste pour jox la benn aperçu bu ndaw kooku sax miinuma ko rescapé la miinuma ko am na il y a daaw wala daaw géej beneen rescapé bu ma doon woo pour préparation yi maam jotuma ko ma ne xaar ma woo ku ma lay wax nii bu ma ko woowee dafa nekkoon di dawal damaa tudd joolaa mu waaj a am accident moom joolaa métti na métti boo xam ne daa dem ba changer identité bàyyi lu mu doon def avant le joolaa mu soppi lépp totalement ci dundam ndax lan loolu daf ko perturber à un point ba moom mënatul dégg joolaa mënatul dem ci géej moom am na yu bari yoo xam ne tey jii limité wu na ci point yooyu ndaxte loolu daf kaa marqué tellement mais ñi ngi koy masawu tamit rescapé la wala rescapé la ci bateau ba la nekkoon rescapé la ci bateau ba la nekkoon te bu mu ci jógee ba tey doon na loo xam ne diis na trop ci moom am na ñeneen nag histoire yi du jeex mais ku nekk ak histoire am te dafa diis ci ñëpp tey jii sooy seppi benn sax yaa ngi fàtte yu bari yoo xam ne ñoo ko gën a metti te bugguma ci sore tamit parce que ku nekk ak histoire am ak nu mu koy dundee ak ku nekk nu muy jëlee histoire bi peut-être que du ñëpp ñooy bëgg ñuy wax seen histoire tey jii fii donc moo tax bugguma sore trop ci mbir boobu. yéen seen famille tey jii 18 ans après naka ngeen koy dundee. at dañ leen di ñaanal bon loolu la ñu mën a def. dañuy participer ci cérémonie yëpp doon na loo xam ne diis na wante dañuy jéem a muñ parce que ay jullit lañ tey jii bon dañuy wàccee kaamiin ñu ñaanal leen bés bi ñu fàttaliku ko ñu participer ci manifestation yi ak naqar ak frustration ak mer wante loolu yëpp su bés bi jotee dañuy jéem a jël yooyu yëpp tegagum ko de côté concentré wu ci ñaanal ñooñu noonu ñu ñàkk ci bateau la Joola. ba léegi booy dem Ziguinchor di nga jël bateau agee nag Jambooñ wala. Ziguinchor ci boppam 2002 laa fa géej. lu tax. boobu lañ gëj a def dañ doon def vacances familiales. mais bu bateau bi amee lañ gëj a def vacances familiales. famille bi yëpp ànd dem Ziguinchor. at boobu lañ ko gëj a def. bi ngeen ñibbisee Dakar dematu leen Ziguinchor. dem naa fa sax dem naa Casamance. wante musaguma egg Ziguinchor. lu tax boobu ba tey. booba léegi jël nga bateau wala jëlaatoo bateau. xanaa waaw damay jël bateau damay dugg chaloupe yi. par exemple pour Gorée ak yooyu. bon awma problème boobu. bon dinaa leen fàttali saa yu ma nekkee ci bateau. sama xel dina ci dem wante nekkuma woon ci la Joola. peut-être que yàlla tuddoon que waruma ci woon bokk looloo ma sauvé wante daal Ziguinchor ci boppam. bon mooy loolu daal mooy loolu. ay ca Samsidine xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi parce que maa ngi wax sànq da nga am ay activité tey mooy seen célébration ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi ak tamit lancer ce dernier appel autorités yi par rapport ak naufrage bateau le Joola. jërëjëf maa ngi leen di remercier pour invitation bi macha allah kontaan naa ci. pour dernier message duma lancer message autorités yi damay lancer message samay concitoyens sénégalais ma ne leen dañu war a tirer les leçons du Joola dañu war a soppi suñuy comportement à tàmbale ko ci man mii di wax wante ku nekk ci jëm boppam xoolaat lan moo ko war bul xool ne ñëpp ñi ngi def lii rek nga ne man même su ma changé man dong la bul xool loolu yow da ngay changer sa bopp bu pare nga setal sa jikko nga setal sa comportement après keneen lu waay def
moom la wante yow da nga war a def sa wareef donc loolu laay ñaan di ñaax sénégalais yépp nañu jël su bakkenu doomu aadama teg ko ci place am parce que bakkenu doomu aadama du xaalis moo koy jënd du leneen a koy jënd loolu doon na loo xam ne lu sacré la te war nañ ko di ko sàmm. ayca mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki lee di Samsidine Aidara nekk membre bu musée bi nga xam comité bi nga xamante ne teg nañ ko pour musée mémorial Joola ñu doon waxtaane tey ji célébration 18 ans après le naufrage du bateau le Joola amoon ci 26 septembre 2002 ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Diaw Diallo bi nekkoon ci machine bi Léon Paul Mendy ci technique bi émission bi nag mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com di leen jaajëfal ba samedi prochain inchallah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité. Ku ne suñu Sénégal